dem beek dikk bi fii ci Ndakaaru ñu dem ba Thiès nag foofu Daniel Diouf mu ñu fay defal fan yii yëpp ay reportage ngir xool askan wa nañu nekkee ñu des ba tey ci jafe-jafe askan woowule wax ci ñàkk leeraay bi nga xamante ni si voie de contournement noor ñàkk na ko leer ñu duppee ko corniche bu Thiès foofu le nag 2005 ba tey lamp tàkku fa naam sax tegoon nañ fa téeméeri lamp ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett waaye ba fi mu nekk nii amul benn lamp boo xam ne moo fay tàkk loolu nag daal di nekk tiis ci askan wi ndax seen kaaraange fi mu nekk dara mataleetu ko waa mairie ba dañoo gis ne ay samba booy ñëw complot di def yëfu ñaawteef ñu dem ba Thiès fekk fa Daniel Diouf ak Moussa Sow. voie de contournement nord boobu tax na ba ñi doon tukki di jaaree Thiès jaaratuñu ci biir dëkk bi lamp yi ñu fa daaneel ñu doon leeral lu tolloog 2 kilomètres ak genn wàll mu doonoon kaaraangewu étudiants yi fay jàngee foofu ci école polytechnique bu Thiès ak université ba. vers 2005-2006 un phénomène nouveau mooy dañ commencé woon di daaneel poto yi di sàcc le cuivre bi ci nekk ça nous avait un peu étonné donc autant d'investissement structurant ni mu mel ci Thiès ak apport bi mu indi woon mais ñu koy saboter ça nous avait préoccupé ba à l'époque ñu daal di porter woon plainte mais depuis lors malheureusement y a pas eu de suite. kay adjoint au maire nag foofu ca mairie bu Thiès mu ngay junj ne am na fu combine war a jógee naam jiñu ko kenn. ñi ko doon def certainement dañu am capacité mooy dañu am de la logistique ndax poto yu mel noonu nga mën ko daaneel comme ça. dindi cuivre bi te duñ la fa fekk duñ la jàpp te duñu pour ñun daal y avait anguille sous roche y avait en fait pour nous une complicité. moom adjoint au maire boobu moo ngay ñaawlu ñàkkum jumtuwaay yi ci wàllu kaaraange googu moom la ndongo ya ñuy tàggat ca université bu Thiès ak école polytechnique di tawatlu. fii nii dañuy gis ne guddi gi booy romb fii nii c'est complètement noir te puis loolu c'est pas sûr ndax fii nii école bi c'est un peu isolé quoi dafa xaw a reculé yoon bi. dafa bëri ay garab ak yooyu y a des animaux yoo xam ne ay rab yoo xam ne mun nga dox guddi par exemple benn jaan égaré wu ci kaw tali bi nga marché ci kawam wala ay agression yëpp. amul éclairage parce que même si guddi ñun sax rek yàgg nañoo wax ne fii dafa lëndëm quoi léegi dañ noon keroog doon naa ci wax benn étudiant bu nekk 5e année mais moom boo doon ñëw première année constaté woon na fii amoon na ay lampes mais il y a certaines rumeurs que même si y a d'autres disent am nañu ay preuves ni. am na ñuy dagg lamp yi di ko jaay clandestinement mais ba léegi jëm identifié guñ leen quoi. bi ñu ko daanelee ba léegi taxi boo ne Polytechnique laa jëm sax day xaw a bañ quoi ndax day lëndëm. dafay am benn heure boo xam ne moom lu ñu mën dafay duñ fi nangoo ñëw quoi ay 1 heure jàpp 2 heures du matin yooyu suñu ko fayee lu ñu mën dafay duñ fi nangoo ñëw ndax parce que day lëndëm te ñëw fi wóorul tamit man nga fee ñëw ñu agressé la xam nga lépp daal mu ngi ci biir. lamp ya nag dara waralul ñu leen di wekki lu dul ab xeetu weñ gu ñu ci soxla ngir jaay ko. téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti poto daaneel nañ leen fa loolu dikkee askan wi ay téeméeri millions. ñu jógee capitale du rail daal di jël foofu lekk train bi dem ba Mali nag ay jafe-jafe ñu ngi fa ndax foofu rebelle yi dañoo teg loxo pàcc gu bëri ca réew ma tax nag ba askan wi seet fit daal di dem ñu mujjee daw laqatu ca capitale ba Bamako moo xam ngay jullit wala boog ngay chrétien sa kaaraange dara mataleetu ko ñu dem Mali fekk fa Barka Ba ak Pape Xali Ndiaye. xale yi di football ñoo ngi jóge fu sori ñoom ak seeni waajur ay dawlaaku lañu fii ci Bamako ñoo ngi bàyyeekoo Gao ci bët gànnaaru Mali ginnaaw bu fipp yi tegee loxo taax jooju bokk ci diine chrétien évangéliste dañoo ragaloon ñu mettital leen. Étant chrétien, un pasteur Kagné Emenela et Amsadine sont arrivés en parlant de charia, donc vraiment nous on ne se retrouve pas. On se dit en tant que pasteur et chrétien, est-ce qu'également on est prêt à nous soumettre sous cette charia? Il y a vraiment la menace. Il y a vraiment la menace parce que de la mesure qu'ils ont commencé à saccager, à piller les églises. Pour les chrétiens, le patrimoine c'est l'église. waaye du chrétien ñi rek ñoo am njàqare Abdoulaye Diarra di jàngalekat ca Tombouctou jullit la waaye moom tamit dafa gàddaay. Bon, j'ai quitté Tombouctou dans des circonstances disons pas très fameuses. D'autant plus que la ville a été occupée à la fois par les islamistes d'Ansardine et le MNLA quand j'ai quitté. xabru waliyu yu islamiste yi toj ca Tombouctou naqari na ko lool. Là c'est le comble. Le Rubicon a été dépassé
dans la mesure où des choses qui ont existé il y a des centaines d'années, c'est toute l'identité de Tombouctou qui a été bafouée comme ça. La porte de la mosquée de Sidi Yahia, les mausolées cassés, c'est dans ça que les Tombouctiens se retrouvaient. On ne les vénérait pas comme des dieux, mais c'est des réalités de Tombouctou, c'est des réalités à la fois religieuses et culturelles. Donc quelqu'un qui les détruit, il détruit une partie de Tombouctou, il détruit une partie de nous-mêmes. daw làkk yu nekk fii ci Bamako ñu ngi dundee yaakaar am bés dinañ mus a dellu ci seen famille fële fi nga xam ne islamistes yi teg nañ ko loxo waaye ak situation bu ñu dund fii ci seen capitale bi ñoom ñu bëri ci ñoom jàpp nañ ne loolu du nekk lu yomb. di jaajëfal Barka Ba ak Pape Xaali Ndiaye ma ñu toogal foofu la ca Mali Ndeye Fatou li moo fi ruusee woon ci taataanu xibaar yi. li fi ruusee woon am na solo ndax itamit gis nañu envoyé spéciaux yi nga xam ne ñoo dem Mali waxtaan nañ ci sànq wante léegi nag dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy potolamp yi ñu daaneel astu. ca Thiès yi ñu daaneel li ci Thiès ndax bu ñu nee la sancal nañ la 198 potolamp maanaam loo xamante ni si jege na ñaari téeméeri potolamp mu nekk alal boo xam ne askan wi moom moo ko liggéey joxewaat ko njulaat ci alal jooju nga ñàkk defaree la ko ngir yow sa kaaraange yow nga dellu soit si alal ji nga moom yàqaat ko boo ko defee c'est parce que am na loo xamante ni si xëy na normalu ci sa biir bopp wala boo ko yar bi li ñuy duppee ci wàllu ci wàllu civisme bu ñu ko xoolee foofu dafa des parce que man mënuma comprendre kuy yàq loo xamante ni si yow yaa ko moom parce que loolu tamit buñ ko xoolee ba ci biir yenn wul maanaa te yàq nañ ko nit ñaa ngi toog di jàmbat yenn saa yi nga jaar fa jaan génn matt la gaañ la yenn saa yi accident yi bëri fa xëy na yow boo ko sàccee jaay ko ñaar téeméer boobu nga fa am boo ko tegee ci balance bi teg coono bi ngay jural sa askan war na laa war a gën a gindiwaat nga jéem a soppali doxali. dëgg la am na ñoo xam ne dangay foog ne développement la ñuy bañ ci boppam Sénégal avancé jëm kanam loolu moo leen metti ñoom bugguñu avancé donc loo def ñu yàq ko te comme ni ko Astou waxee potolamp yi bu ñu ko fa defee du pour kenn pour ñoom la donc boo ko yàqee tamit boo dee xool peut-être 1000 francs 2000 nga koy jaayee lan la lay jëriñ. pas grand chose et puis alal boo sàcc lay doon donc leew la nga ñëw daaneel ko ba mu des 10 poteaux normalement te depuis entre 2005 ak léegi yàggagul musuma gis benn dëkk mel ni dañoo jiital seen intérêt bopp rek te man loolu musuma ko gis feneen en fait beneen dëkk nga gis ay potolamp nit yi di ko daaneel pour jaay li nekk mais potolamp sax sedd na musuma ko gis ma ne ko potolamp sax sedd na bu ñu demee bay jël pañe mbalit pollu mbalit soo tegee mbalit ñu sotti ko. waaw dégg naa kenn sañu loolu méchanceté ba pare ak kii yi lu ñu tudd li ñuy tëjee kubéeru foos yi. rigol yi loolu tamit. parce que naan dañ koy seeyal pour di ko jaayaat mën nga koo seeyal mën nga koo jaayaat mais ñaar téeméer yooyu ngay jëndee benn kaasu café ak xëy na benn tubay fugg jaay wala benn tiset ndax dama góor ñi baal ndax njort naa ne ay góor a koy def du ay jigéen lay def du ko def après da ngay soo xoolee da ngay peser un peu jafe-jafe yi nga war a xamante ni si da nga ko mën a jural sa askan parce que fay romb jaan di ko màtt muy ñàkk bakkanam kenn loru ko mais mun na nekk sa famille sax mun na nekk nit koo xam ne ci sa famille la nekk et puis Sénégal suñu Sénégal la daal bu baaxee ñun la baaxal bu bonee ñun la bonal nañ éviter waddal poto yi ñuy waddal parce que liñ ciy gañe bëriwul lool donc jaru ko daal civisme loolu yëpp ay kiiwu civisme la te comportement changement d'attitude de comportement mooy tax réew développé jëm ca kanam tant que loolu changé wul rek foog naa ne dinañ bëgg a egg fi ñu bëgg a egg te duñ fa mës a egg li nga ci am bëriwul comme ni nga ko waxee nañ ko bàyyi daal mu nekk fi ndax itam c'est un truc public ça appartient à tout le monde te day tax kaaraange fi mu nekk ni jaan bu rombee màtt sa yaay wala mu màtt sa koo xamante ne sa mbokk la yow mi ko teggi woon dina la coûter cher di nga am cas de conscience waaw gis nga léegi nag Khady waaw ñu def lu dul jàll nag dem seeti ñi nga xam ne nag ñooy suñu partenaire ndax tamit di def émission ñu lay accompagner tamit jar nañu leen di sargal suba teel bu nekk yooyu ñu ràññee ci Mami Mia bi nga xamante ne rek salon de thé lañ bu ñu gisee ne fan yi ñoom ñuy accompagner bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy yeewu leen ci mooy yeewu leen ak ci ndekki bu am solo biñ fii andi nga xamante ne fan yi ñi daanu ndekki sax dañuy ndekki léegi donc képp si ci bul yàq der nag dañoo mës di ndekki waxal ne dafa changé croissant yi ñëw ñi dul woon bëgg a ndekki te nature bijou dafa bëgg a lekk moom lekk jaral na ko lu ne te xaw ma fu mu ko feeñ moo ma jaaxal gisoo leen ma nii ma jàppee ñu tàgg comme pas possible xala ëpp ngay jéggi xasiir ci foroxaay kii de Ali Baba lay defante ba tey nii lu leer laa non duma ko wax dara waaye tey li ngay wax ba duma ànd ak yow gisuma ko donc li ñuy def rek mooy
daal dem seetaani publicité avant ñuy jàll ci deuxième partie Yeewu Leen bi nga xam ne dinañ ci recevoir Ibrahima Kane mais Kebs balaa loolu dama lay bàyyi nga tàggu as Marie-Christine borom siis bu métti bi. donc Marie-Christine ñi ngi lay wax nag kañ ngay dellu si waat lundi incha allah dinaa dellu si waat ci plateau bi indi beneen plat bu bees ànd ci tamit ak sama nutritionniste mu wax ñu lu baax ci plateau bi waaye fii ak boobu dama leen naan manger bien pour mieux vivre taamu leen lekk su neex ngir mën a am dund bu sell Kebs Thiam. nañu taamu lekk bu neex nga ko waxee am dund bu neex booy ñëwaat lundi nga indi beneen phrase. waaw bu soobee yàlla. incha allah wala du ma indi plat de ak plat bi man grave mais plat laa dul indi. mën ta nekk. jërëjëf ñi ngi remercier en tout cas Marie-Christine Mendy ci moom petit plat nga xam ne rek saa bu ñëwee dina eggee plateau bi àndandoog ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan li di seen émission Yeewu Leen. waaw Kebs donc ñu lancer publicité bi ñëwaat.